fanweeru simili toftalu si juróom-ñaari waxtu ci seen Télé Futurs Médias bisimila ci xabaar yi. bokk na ci li ci gën a fës ñaari taalibe almoodu yu ñàkk seen bakkan ca diwaanu Saint-Louis fi ñuy wax ñaar ñooñee nag ci ay xibaar feebaru sibiru moo leen daloon ñetti ñeneen ci ñoom jamono ji ñu yóbbu leen ci hôpital régional bu Ndar Géej. ab réseau Samba Boy yoo xam ne ci wàllu faux billets lañ doon yëngu ñu teg leen loxo mu nga amee ca diwaanu Golfe Sud juróom-ñaari doomu aadama la woon ñoom juróom-ñaar ñooñee yëpp ku ci nekk nag yoroon ci yow lu tolloog ñaar fukk ak juróom-benni dollar $1000 loolee nag ñu xayma ko ci suñuy koppar mu toll fukk ak ñeenti millions CFA. njëkk ceeb rue parfumé gi ak yokkute gi lu ni mel jëwriñ ji ñu dénk wàllu commerce firndeel na ko teg ca nag ne li ko waral muy njëg yi ci wàllu marché bi ci biti réew mu jàpp ne nag tonne riz parfumé bi jamono ji 350 000 francs lañ koy jaayee te bu njëkk 330 000 képp la woon maanaam 20 000 francs lañ ci yokk mu teg ca ne nag Thaïlande sax jamono ji dafa wàññi ceeb bi nga xamante ne moom la doon joxe di xaarandi mbayam. ci wàllu politique saytu wala sax càmbar lu ñeel fichier électoral gi doon mbébétu opposition bi lu ni mel tey la door wante parti démocratique sénégalais ñoom rafetlu wuñ doxalinu ministère de l'intérieur ñoom ba ñu yeggee foofu dañoo gis ne fichier bu baaxul la ñu leen jox mu di fichier bi ñu mettre en ligne te Omar Sarr nag nee na loole du tax ñu saytu li ñu bëgg yëpp. ci wàllu tàggat yaram Sadio Mané ballon d'or sénégalais Amadou Diandiaye di footballeur bi gën a xarañ ci réew mi ak Eumeu Sène nekk tamit bërekat bi gën a xarañ ci atum 2018 lu ni mel ANPS moom moo ko fësal gannaaw vote gi ci sportif yi gën a xarañ ci atum 2018 gala gi ñu leen nar a sargalee nag ñu jàpp ko fukki fan ak juróom ci weeru décembre ponk yaa ngi noonu mbokk yi yaatal gi nes gis asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñuy seetaan ñaari taalibe ñàkk seen bakkan ci ay xibaar feebaru sibiru moom moo leen daloon loolee mu nga amee ca Saint-Louis ci diwaanu Niakh jamono ji nag ñett ñeneen ci ñoom ñu ngi leen yóbbu ci hôpital régional bu Ndar Géej Ousseynou Diop Habib Seck ci ay leeral. quartier bii di cité Niakh ci daara bi ñaari taalibe ñoo fi ñàkk ci seen i bakkan kenn ki démb la tey jëlee nag la keneen ki faatu. ay xale lañu au 13 ans 7 ans waaw. mooy ñaan si gaañ waaw gaañ woon a démb keneen ki dégg naa gaañu na waaw tey gis nga yii ma yore ay ordonnance la sax man maa jënd woon ordonnance yi waaw man ma démb maa jënd woon ordonnance yi waaw dem nañu hôpital dara kii la nu mu tudd fièvre la rek. ci kàddu ki nga xamante ni moo wax ci turu daara bi li ñu xamle mooy xale yi dañu feebaroon te xale yi nag kenn dóoru leen. sëñ bi war taafakal la sëñ bu baax la. xale bu baax la xale bu set la noonu tawar fakal la waaw loolu laa xam nit ñi nag lu nekk la noo wax ndax kuy wax da ngay waxal yàlla waaw mais toujours ngay fene ki di wax yu kenn xamul naa ni du leen dóor kenn dóorul leen dóor moom am mosu fi am waaw moom du dóore sax. fii nag ci daara bi ci bisu alxames bile xale yi fekk nu fi kenn sëriñ bi moom dafa tukki dem gàmmu ji li nag di wane ni xale yi nekk ci daara yi war na leen gën a gestu ndaxte seen nekkin. jamono jëlee dafa metti lool. xam nga nit ñi noo wax rek ni jàppale ñu benn daara waaw suñu doon jàppale daara yi daan ñëw si daara yi jàppale leen seet seen dundi naka la ñu dimbali leen ndax benn loxo du tàccu. taalibe yi am jafe-jafe ba léegi ñu ngi ca l'hôpital ñaar ñi ñoom faatu nañ seen i koor moom la ñuy xaar ngir mën leen jébal seen i borom. Ousseynou Diop ci diwaanu Golfe Sud foofee police moom moo fa teg loxo nag benn réseau trafiquant maanaam ay Samba Boy yoo xamante ne ci ay faux billets la ñu doon yëngu juróom-ñaar la ñu woon kenn ku ca nekk nag yoroon lu toll si ñaar fukk ak juróom-benn junni ci ay dollars loolee toll si fukk ak ñeenti millions ci sunuy koppar Salif Sow ci leeral. juróom-ñaari nit lañ teg yoxo bokk na sa ñoom benn soxna ñoom ñëpp dina leen yóbbu ci kanamu procureur ci lu yàggatul dara. police bile mu ngi toj réseau bi nga xamante ni trafiqué ay faux billets lañ doon def altine gi weesu ñu ngi ko def ñoom policiers yi ginnaaw bañ leen woowee téléphone xamal leen ne am na ñuy doxantoo faux billets ci seen i koñ. dafa am benn commerçant bu ñu woo moom nag boutique-am la yor ci Parcelles Assainies bi mu ñu woowee daf ñu xamal ni dafa am ku ñëw ci place am yor ci xaalisu dollar lu tolloo 700. mais moom bi mu ko xoolee dafa njort ni billets yi ay faux la bi ñu ko waxee nag ci lañu envoyé suñu élément
bi mu ñëwee saytu nañ billets yi parce que dañu def li ñu naan réquisition adressé ko banque bu BCEAO ñoom ñu wax ñu ne effectivement li si waa ji doon njort am na maanaam billets yi ay faux lañu ci loolu lañ ko laaj moom mu xamal ni ki ko jox billets yi mu ngi tudd TG te ñoom ñoo bokk quartier ci loolu la ñu continuer enquête bi ba jàpp si juróom benn doomu aadama. koppar yi lépp bañ ko xayma ay dollars la $26,000 waaye bañ ko xoolee ci sunu xaalis di franc CFA bi mun na daanaka fukki million ak ñeent. biñ defee suñu enquête pare jàpp nañ ci xaalis lu tolloo $26,000 ñu xayma ko ci xaalisu CFA bi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo suñu réew muy fukki million ak ñeent yu manqué tuuti procureur nag informé nañ ko. ci ndigalam placé nañ leen en position de garde bi. police profité na tàllal loxo askan wi ak dëkk leen noppam nee na képp ku gis sa koñ loo xamante ni tey na sa xel wax leen ko dara di la ci fekk te dinañ ko lijjanti ndax nee ñu askan wee ca mën a jàpp. ba tey ci billet yi dëppoowul yooyu ak yoon maanaam faux billet yi bañ ko caabi féete ginnaaw nag ak léegi toll na ci benn at moom Ngaaka Blindé ñuy fàttali nekkoon procès dinañ ko amal ci weeru décembre fukki fan ak ñett lañ ko jàpp. wàllu ceeb bi riz parfumé bi ak yokkute gi lu ni mel jëwriñ ji ñu dénk wàllu commerce firndeel na ko moom Alioune Sarr jàpp ne nag li ko waral moom mooy njëg yi ca biti réew ndaxte tonu riz parfumé bi ñu ngi ko doon weccee ko 330 000 francs jamono ji nag mu nga toll ci 350 000 francs maanaam 20 000 la ñu ci yokk mu teg ca ne Thaïlande sax jamono ji dafa wàññi ceeb bi nga xamante ne moom la doon joxe di xaarandi ab mbayam ñu teewlu ay kàddoom Aïssatou Gueye Ba moom moo ko taataan. may wax ne téeméeri sénégalais yoo jël. juróom-ñeent fukk yi ñu ngi consommé li ñu naan le riz brisé ordinaire boobu amul benn coppite ci njëg yi sac bi mu ngi jar diggante 12 500 ak 13 000 di fàttali ne aussi ceeb bi ñu béy ci réew mi ñu tuddee ko le riz sénégalais sac ba ngi jar diggante 14 000 ak 15 000 donc loolu baax na ñu ne waa Sénégal ne téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi li ñuy jëfandikoo ci ceeb loolu amul benn yokkute ci njëg yi. li am nag mooy liñ tuddee le riz parfumé boo xam ne Sénégal béyu ko jamono ji dañu gis ne fële ca Thaïlande te nga xam ne dafa bokk ci réew yi ñu koy jox Sénégal liñ daan béy dafa xaw a wàññeeku maanaam góobaguñu loolu waral ñu am lu ñu naan tension ci marché international moo tax njëg yi yokku waaye fan yi di ñëw am na bateau boo xam ne dina am lu mat fanweeri junni tonnes yoo xam ne dinañ ko indi dugal ko ci réew mi pour que njëg yi wàññeeku di dal xelu sénégalais yi leen wax ne incha allah gouvernement bi dañu jël même matukaay yëpp pour que ceeb boobu nga xam ne 10% de Sénégal ñoo koy consommé waaye ñu nekk également ay doomu Sénégal aussi état bi jox leen jumtukaay pour que ñu bañ a am benn gaañ ci seen pouvoir d'achat. moom Alioune Sarr la ñuy desandil ak lu ñeel ñaar fukk ak juróom-ñaareelu édition bu foire internationale bu Dakar mu di FIDAK ren ji ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre jàpp nag fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre atum 2018 moom Alioune Sarr di sàkku nag ci coordonnateurs yi ñu def seen kéem kattan ba karange am ca bu baax a baax Aïssatou Gueye Ba ak Amadou Ba ci leeral yi. mbirum karange nekk na li gën a soxal ministre de commerce ci 27e édition bu foire internationale de Dakar kilifa yi jël leen ay matuwaay ngir ku ñëw sa foire ñu mën a wat say karange. ci anam goo xam ne anam gu mucc ayib nekk na loo xam ne am nañ ci xel mu daal te jàpp nañu ne incha allah foire bi nañ ko def ak jàmm dugg ci ak bisimilah rahmaani rahiim génn ci ak alhamdulilah rabbil alamin di wax nag directeur général CICES ñu ma gën leen a ñaax ñu gën a taxaw bañ a naagu. 27e édition dina am ay innovation directeur général CICES moo xam le li ni mel. innovation yi am ren mën nañ ko tënk ci ñaar bu njëkk ba moo di bëgg nañ fi def benn espace biodiversité en collaboration avec le ministre de l'environnement incha allah dinañ fi indi ay espèces animales ak végétales yoo xam ne nii. Sénégalais yi dinañ ko découvrir beneen innovation bi moo di avec Bichri TV am nañ benn partenariat Bichri incha allah dina placer ay écrans géants dans les 4 points cardinaux de la foire nga xam ne nii dina ko teg aussi en direct. ministre bi nag ñaax na Sénégalais yi ñu ñëw ci foire boobule ngir mun a jàppale seen natango yi di liggéey.
bana lëg ci wàllu exploitation familiale lu ni mel di temu lël gu mag nag gu ñu dëgmal ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer mi IPAR di ab kuréel gu yëngu ci wàllu agriculture gi nag ne lam ca jublu moom mooy gën a suqali bu baax a baax agriculture familiale bi rawatina may xale yi ñu am ay xëy ci loolee nag ñu doon ci amal tey ji ab ndaje jano ak taskatu xibaar yi ci loo Mamadou Sam ak Pape Sangone Mbaye ñoom ñoo ko teewee. ngir wàññi ñàkku xëyum ndaw ñi IPAR kuréel googu di yëngu ci wàllu mbay mi taxaw temb nag ngir xeex li ni mel. L'Afrique subsaharienne est l'un des continents encore. fii ci diwaanu Afrique xam nañ bu baax ne ndaw ñi dañuy am ay jafe-jafe ngir am xëy ba tax na it kuréel gi di ISPA ñoom di yëngu ci wàllu mbay gis nañ ne lenn rek moo ko mën a soxali mooy mbay gi ci biir famille. de ces jeunes pour créer des emplois pour ces jeunes. donte IPAR xalaat ne mbay mi am na ay jafe-jafe bokk na ci lu ñu gën a ràññee changement climatique bi. On sait que l'agriculture familiale contribue plus que toute autre forme d'agriculture à la gestion durable des ressources naturelles. xam nañ bu baax ne agriculture familiale moo gën a baax bépp xeetu mbay waaye tamit faaw rek yii rek jafe-jafe ñu xool ana naan rek la ñu koy aare waaye bàyyi xel tamit lii di changement climatique yi ak jafe-jafe yi ñuy am léeg-léeg ci wàllum suuf gi rawatina it mbënd gi nga xam ne ni sonal na askan gi yëpp ngir ñu gën a mën a aar lii di agriculture familiale bi. Il y a des risques effectivement d'inondation, il y a des risques avec la montée des eaux et tout ça c'est des effets des changements climatiques et nous avons pensé important. jafe-jafe yooyu nag danañ ko waxtaanee ci seen ndaje bi ñu nare amal le 27 ba le 29 bii. niki semaine bii ñëw danañ am ñetti fan yoo xam ne dañuy dajaloo di waxtaan. may wax ne colloque bi dafa am ñaari pas-pas yu ko def benn bi moo di li ñuy tuddee ñun exploitation familiale loolu dañ ko bëgg a gëstu léegi beneen bi moo di jox njukkal suñu kilifa koo xam ne dafa dëdd woon depuis 2010 ñu di ko wax Jacques Faye. kër gi tey moom lañ ko tuddee. ut ay saafara ngir suqali mbay mi doon nag seen objectif bu ñu bàyyeekoo ci boobu le ndaje. xibaaru politique groupe parlementaire liberté et démocratie li muy sàkku moom mooy nag lu jëm ci wàllu budget assemblée nationale ñu leeral ko ba mu leer nañ ba du am benn lënt-lënt ñoom député yooyee nag doon janook taskatu xibaar yi bokk na ci leneen lu ñu naqarlu mooy yorinu assemblée nationale ne Moustapha Niass doxalinam ñoom ànduñoo ak moom ci loolu sax dinañu saisir président Macky Sall te sàkku nañu itam ci budget 2018 bi ñu am ci ab rapport détaillé Habib Faye ak Mohamed Dia. lépp leer ci li jëm budget pencum ndawum réew mi loolee le groupe parlementaire liberté ak démocratie di sàkku. leeraange bi mu war a am ak série bi mu war a am amu si ndax as tuut ñoo xam nan la demee la ñu waroon a jaar yëpp nekkul. ñu ne jot na nag tey nit ñi xam assemblée nationale nan lay doxee assemblée nationale nan lay tëddee parce que nag mënuñu jël 60 jours. di caytu di càmbar budget yeneen institutions yi di càmbar budget ministère yi alors que assemblée bi nga xamante ni mooy suñu kër xamuñu la fa xew. ñoom député yooyee ñaawlu nañ bu baax anam ba nga xamante ni Moustapha Niass yoree na ko boobu léegi institution. ndax assemblée nationale tey boo laajoon questeur yi budget bi xamuñ ci dara ñoo yow ñoo yem te ñoom ñoo ko seere tey jii ñu gis ne commission bi nga xam ne moo yor wàllu comptable et contrôle gis nañ ne commission boobu mësta daje. benn bi di article 18 benn bi di article 31 ci règlement intérieur wu assemblée nationale mu wax yoon yi nga xamee ne budget assemblée nationale fan la war a jaar ak rapport yi nga war a def te loolu lépp amul. Serigne Cheikh Mbacké Dolly ak ay ñoñom ñoom ne dañu bind bataaxal njiitum réew mi wax ko itam jalgati yi am ci article 18 ak 31 bu ñeel règlement intérieur bu pencum ndawum réew mi. danañu fexe ba lettre bi nga xam ne bind naa ko président Moustapha Niass ñu fexe ba. ambassadeur yi nga xam ne dañ fee toogal seen réew ñoom ñëpp danañu fexe ñu jot ko bañ xam ne transparence amul ci assemblée nationale. atum 2019 ji ñoom ñi xalaatuñu benn yoon ñu amal ay wote yoo xamante ni waxtaan du ca am. comme ñoom lajj nañu ci seen année sociale ba dugal Sénégal déficit budgétaire boo xamante ne kenn xamul nu mu toll ñuy bëgg a daw nag le vrai débat bi nga xam ne moo war a am assemblée nationale ndax plénière day permettre citoyen bi nga xam ne xamul lu xew ci biir commission yi mu mën a teewlu it ni nga xam ne mooy liggéeyu député yi ak rendu bi nga xam ne moom la ministre yi am. maire ba futu la ñu def ci anam ba nga xamante ni député majorité bi yoree nañ ko pencum ndawum réew mi ñoom ñi fare ci liberté ak démocratie amal ab janook taskatu xibaar yi loolee la ko tax a jóg bokkoon na ci ñaax ñii di askan wi ci anam ba ñu yore kopparu assemblée nationale googe waaye itam ñuy sàkku benn rapport goo xamante ne tasaare nañu ko ci li ñeel wàllum dépense ci atum 2018 gii. ba tey ci wàllu politique saytu wala sax càmbar gi ñeel fichier électoral gi doon mbébétu opposition gi tey jii la door
wante nag parti démocratique sénégalais moom naqar la ca jëlee ndaxte ba mu yeggee ba ca ministère de l'intérieur foofee nag coordonnateur am di Oumar Sarr ne expert ya foofe fichier bi ñu leen jox du fichier bu baax bi ndaxte mënul leen may ñu vérifier données yi nga xamante ne moom la ñu soxla mu jàpp ne nag fichier boobu du benn budul bi ñu duggal ci internet gi moom Oumar Sarr laaj ak tontu dox ci digganteem ak Kumba Amatlo ñu teewlu ay kàddoom. waaw comme na ngeen nga xamee tey jii am na ay parti yu bëri yu ñëwoon yónni seen ay ndaw pour ñu xool fichier bi ñu contrôler fichier électoral bi bu ñu ñëwee dugg ci biir jox nañu yenn ordinateurs yi ñu xool mais lu ñu gis daal mën naa wax ni doyunu puisque mën nga xool ndax nit bi ma ngi nekk ci liste bi wala yu mel noonu wala nga xool ñaata nit ñoo nekk ci commune bi yooyu information yooyu ñun xamoon nañu ko déjà loolu taxloon ñu ñëw ñun bëggoon ñëw xool fichier bi xayma ko xool bu baax lan moo ci baax ak lan moo ci bon mën a xool fichier carte yi yenn nu distribué ak yenn nu distribué wul ak yenn erreur moo am daal ci processus bi loolu moo gënoon tax ñu ñëw. ba tey ci wàllu politique Pierre Atepa Goudiaby ak maître Aïssata Tall Sall ñoom nag dàquñ benn yoon lëngoo ci wàllu politique lu ni mel ñu fësal ko ca diwaanu France ca Paris gannaaw ab conférence de presse bu ñu doon organisé ci loolu nag maître Aïssata Tall Sall xamle sa na sax ñi koy jiiñ ne boo moyul ca Macky Sall la nar a mujjee nee na loolee amul tey amul ëllëg Ibrahima Camara. Goudiaby Atepa ak Aïssata Tall Sall daal di nañu àddu ni xel mënees naa nangu bés ñëw ñu daal di ànd ci wàllu politique. suñu gis-gis bi mu méngoo du tey yàgg na seulement ba tey man duggoonuma ci politique waaye nag gis naa ci Aïssata Tall Sall koo xam ne man bu doon sama sago sax bëgguma nag ñu interpréter ko bu ma duloon candidat moom laay jàppale. waaye dinañu ànd ñun ñooy ànd tôt ou tard dinañu ànd. ki gis nga politique. li mënul am rek mooy lu ñu doxul mais lu ñu dox rek mun ko def man loolu mooy sama expérience ak sama xam-xam ci te nag sante ko yàlla sante ko diaspora parce que lii yéen a ko indi yéen tam ñu ñaax leen loolu ngeen continuer ko ba opposant yu fi mën a ñëw rek ngeen leen di dajale ba ñuy mën a waxtaan ba ndaje bi doon benn ñu jàmbarloo ak Macky Sall. avocat bi ne àndam ak président Macky Sall ay waxi kasaw la. nga yaakaar ni président Macky Sall foofu mu toll nii war na ma proposer lu bari de. yaakaaruloo ko fooguloo ko boo leen ko xamulee Sénégalais ñoom xam nañ ko wala lu tax ma taxaw ni 18 ans rek may opposé bëgg opposition la wala bëgg bañ sa bopp la wala ndax man dafa am li ma gëm ci loolu laa nee li ma gëm loolu laay liggéey jiite réew mi bu tudd Sénégal laa bëgg te incha allah dinaa fa àgg. architecte bi di Atepa teg si ne lii sagoom mooy way doxandeem yi ñibbi si Sénégal. lii war a tax ngeen ñibbi si mooy ñi delloo richesse maanaam. am u Sénégal richesse mooy tax ngeen dellu si kon nag man buñ ma falee naa ci def bourse boo xam ne seen doom yi dama leen di jàppaleel ñuy dugg ci école yi gën a rëy ci àddina xam-xam mooy tax nga soppaliku réew. sa jano bi ak taskatu xibaar yi ñu daal di àddu yi tamit ŋàññ mbirum TER bi di train bu bees bi war a gane si Sénégal aéroport international bu Diass bi ak pétrole bi feeñ si mim réew. ba tey ci xibaar wàllu yoon ak décision bi nga xamante ne comité des droits de l'homme bu mbootaayu xeet yi sàkk woon na ko ci nguuru Sénégal ngir ñu xoolaat nag procès bu Karim Wade ndax lu ni mel mën naa nekk maître Babou ne déedéet lu ni mel kenn mënul ko nangu ndaxte ci wàllu yoon dafa jàpp ne ab juridiction d'exception nee na bu délibéré ba pare procès googee kenn mënatu ko tijjiwaat moom maître Babou laaj ak tontu dox ci digganteem ak Fatima Touré ñu teewlu. ni ñu ko tëralee mooy il faut mu am lu bees. loo xam ni ba temps ñi doon atte kenn gisu ko woon moom lañ tuddee fait nouveau mën nañu wax tam ni il faut mu am lu ñuy wax un élément inconnu ba nga xam ni suñ ko xamoon à l'époque mbir mi dana mën a tax ñu attee ko neneen loolu mooy ñaari condition révision soo ko introduire nag nga dem def sa demande ñu ñëw looloo tax ma ni loolu commission bi kii comité bi wax su ko Karim Wade taxawee ni day dem du am ndam dañuy même déclarer son action irrecevable. procès équitable ou inéquitable ak ñaar yi révision yi wax du benn yàlla ak yàlli la donc juge bi dana commission bi irrecevable kon
du mën a jëw fenn. lu ëpp téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn milliards ci suñuy koppar lu ni mel la industrie extractive yi daal di génne ci atum 2017 loolee nag ñu fësal ko ci ab rapport boo xamante ne tey la ñu ko fësal ITIE moom moo def lu ni mel rapport ga nag bokk na ci li ñu ci nemmeeku ay résultats yoo xamante ne dafa nekk en hausse bu ñu ko comparé ak li ñu génne woon ci atum 2016 di saprera rapport ITIE bu 2017 di wane ne am na yokkute ci wàllu production ci li ñuy wax industrie extractive mu jëm ci wàllu mines yi ak carrières yi 126,7 milliards de francs CFA moom la ñu dugal ci gafakak nguur gi. Du montant des paiements nous avons annoncé 126,7 milliards. lu ëpp téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn milliards yi ñuy wax nag daana dem ci pàcc yu bari yenn yi nag day dugg rek ci budget état bi loolee ñu xayma ko ci lu tollook téeméer ak juróom-ñetti milliards yeneen yi nga xam te ne ñooy dugg ci gafaka UEMOA CEDEAO loolee kon lu ëpp juróomi milliards lañ ko xayma yeneen yi nga xamante ni moom Petrosen moo koy jël rek ëpp na ñetti milliards am na yeneen itam yi nga xamante ni kon fonds propre lañ ko duppee loolee ëpp na juróom-ñaari milliards yi ñu duppee nag dépense sociale yu entreprise yi ëpp na ñaari milliards loolee boo ko xaymaa lépp bañ ko dajalee mu toll ci lu ëpp téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benni milliards loolee ñu jàpp ne nag ab yokkute la ci wàllu kon koom gi mu indi buñ ko méngaleek atum 2016 ndax atum 2016 amuñu woon lu dul lekk téeméer ak fukk ak juróom-benn milliards kon mu yokku ci lu tolloo ko fukki milliards ñu xayma ko ci 8,5% lu am solo la boobu la yokkute nag ci secteur extractif bi li koy waral moo di taxe spéciale bi ñu dugal duppee ko ciment moo produit chaque année rapport N-1 2018 dañuy produire ni rapport 2017 waaye tamit li muy firndeel tey mooy ñaareelu poñ bi mooy Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne dañ ko ràññee ci gouvernance transparence dans les industries extractives loolu moo tax soo leen seetloo Sénégal mu am note bi gën a kawe ci àddina bi ak Afrique mooy li ñuy wax progrès satisfaisant. yokkute gi nag ci industrie extractive yi li ci gën a ëpp mu ngi jóge ci li ñuy wax introduction wu taxe spéciale ci ciment bi bu weesoo loolu production or bi ak li ñuy wax minéraux lourds ñaar yëpp daanaka dañ ko ful ci 2017 gi. bokk na ci xibaar yi ba tey gàmmu Njaasaan ñu di ko waajal bu baax a baax ba tey jii sax ñu amaloon ci ab symposium boo xamante ne thème bi ñu ngi ko jàpp di soufisme solution pour l'apaisement de l'espace politico-social mu di nag ab thème boo xamante ne mu mel ne dafa ñëw ci fi ñu ko gën a soxla ndaxte jamono ji langue politique gi bëri na ay fitna yu ñi ci nemmeeku ci loolu nag chargé de communication bi jàpp ne pouvoir spirituel gi maanaam diine gi rawatina sëriñ si war na am ab jéego yoo xamante ne war nañ ko ci mën a dox El Hadj Mohamed Kounta lay wuyoo laaj ak tontu dox si digganteem ak Fatima Touré. loolu dañ naan fagaru baa ngay lakkale loolu moo tax comme dañuy jublu ci ay échéances électorales 2019 ñu gis ni espace politique bi bëri na ay remous bëri na ay yëngu-yëngu espace social bi aussi noonu loolu yëpp ñu jàpp ni donc ñi nga xamante ñoo ŋànk tarixa yi fii ci Sénégal rawatina ñi nga xamante tey ñun ñoo organisé muy tarixal xadriya te Cheikh Al Becaye Kounta nekk ci bopp bi nekk Njaasaan donc ñu ne jot na ñu wax ak acteurs yi wax ak acteurs sociaux yi acteurs politiques yi pour ni réew mi mun ñu koo séddoo ñu ñoo ko bokk Sénégal kenn mënu koo séddoo ñu ñoo ko bokk donc jàmm la ñuy la kilifa yi di ñaan jàmm la ñuy sàkku jàmm boobu nag pour mu am il faut ñu wax ci doxee ko jëfee ko. Lune ivoirienne hymne au pardon di nag ñaareel livre bi nga xamante ne Mbaye Birom Diouf daal dina koy xaatim mu nekkoon nag officier bu gendarmerie de wëlbatiku nag doon jamono ji ab bindkat ci téere googe muy dellu siwaat ci histoire Fanta di ab soxna soo xamante ne nag dañ ko sàkku woon ci crise post-électorale ba ci Côte d'Ivoire ci atum 2011 Aïssatou Paye. Mbaye Biram Diouf nag génnewaat na beneen téere mu tuddee ko Lunes ivoiriennes téere bi nag li muy nettali mooy histoire u Fanta benn xale bu jigéen moom la ñu violé ci violence post-électorale yu 2011 yi bi nga xamante ne ñaawteef googu dal na ko Fanta nag bëgg a dundaat. message bu njëkk bi mooy waxtaan jubóo ndax jubóo mu am dëgg ñi nga xam ne ñoo seq jubóo bi war nañoo waxtaan suñu waxtaanee mën a jubóo. te yaakaar naa ne waxtaan woowu waruñu xaar kilifa gu nekk ci kaw a kaw di ko imposer ay nit
même ca suuf ca quartier ba ca biir famille ba war nañu mën a am waxtaan ndax ñànk waxtaan amul naqaru xol day taxaw te naqaru xol su taxawee sa morom soo ko xoolee toujours day am peut-être mbañte wala envie ngay venger wu wala demee noonu. Mbaye Biram Diouf nag joué partition ci dëkk bi nga xamante ne moom lay wax son pays d'accueil. lii suñu wàll la ci wàllu xalaat bokk na ci luy tabax mémoire waaye tamit di constituer suñu ay repères. waaw li ma si jëlee daal moom mooy dafay magnifier dafay jox valeur jigéen moom dama koy tout le temps dama koy wax fonk jigéen donc xam nga lii muy wax foofu noonu ci affaire jigéen yoonu jigéen ñi donc ku koy dem bay wax noonu di ko kii c'est parce que dafa fonk jigéen. même au-delà Côte d'Ivoire xam nga moom kaawu Côte d'Ivoire la gis après mu jël ci exemple bind livre bi bind ko ci histoire Côte d'Ivoire mais li mu bind nii xëy na Côte d'Ivoire lañ ko contexte bi mais boo xoolee Afrique yëpp la intéressé. téere bu njëkk mu tuddee woon ko lumière invisible mu dellu si waat ak lune ivoirienne di woote nag ngir Côte d'Ivoire nekk dëkku jàmm nekk dëkk boo xamante ne réconciliation am na fa. wàllu tàggat yaram ana yan sportif ñoom ñoo gën a xarañ gën a wane seen bopp ci atum 2018 ci réew mi lu ni mel ANPS fësal na ko gannaaw vote gi Sadio Mané kon moom moo jël ballon d'or gi jiitu nag naataangoom bi di Kalidou Koulibaly Amadou Diandiaye jël meilleur footballeur ci nga xamante ne ñooy évoluer fii ci réew mi Eumeu Sène moom mooy bërekat bi gën a wane boppam ci atum 2018 équipe nationale bu basket bi nag ci wàllu jigéen yi tamit doon meilleure sportive ci atum 2018 kon lu ni mel moom moo tukkee ca ANPS ginnaaw vote gi ñu doon ko amal dépouillement gi tey ji dina am nag ab soirée de gala ngir sargal leen loolee ñu ngi ko jàpp fukki fan ak juróom ci weeru décembre bi ñu dëgmal xibaar yaa ngi noonu mbokk yi ci kanam tuuti di ngeen ànd ak Sara Cissé ci nasaraan gi jërë ngeen jëf.